mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey ne ñu ngi koy seq ak Djibril Mbaye mi nga xam ne moom mooy maire bu Pekes monsieur le maire maa ngi lay nuyu. Amel maa ngi lay fay di la ziar. fi ñuy dooree laaj yi nag mooy président de la république daal gis nañu am coppite gu ndaw rek lañ ko mën a tuddee ci lu jëm nag ci wàllum suuf mbirum domaine national beeg yooyu mu ne daal bu ëppatee juróom fukk ci ay hectares commandement territorial bi daal daanaka moom moo am léegi délibération waaye maire yi moom daa mel dañ leen a suqi. waaw merci Amel di la wax ni suqiwul ni sax dañoo gën a dooleel dañoo gën a noppal en quelque sorte. ah bon waaw man loolu laa gis parce que suuf si dañ koy teg maire yi te maire yi dañuy délibéré jébbal l'autorité administrative mu approuvé kon mais le maire kay defatul dara mais maintenant nag dañ ne la bu ëppee 10 nga yët préfet bu ëppee 50 nga yët gouverneur benn la loolu moo gën ci maire yi moo gën man dama ci d'accord à 100% ndax maire yi nopp ndax lu wàcc maire yi sax suuf si. donc mais maire yooyu ñuy yéeg est-ce que nekkul te ñoom ñoo def. ñoo def waaw parce que attention man xaw ma nu imaginer noo jëlee ay 300 hectares 500 hectares di ko délibéré di ko jox nit di jël suufu jàmm di ko jox nit loolu tegul fenn man ànduma si tey ànduma si suba li président dama ci ànd c'est trop normal parce que suuf il faut ñu contrôler ko parce que jox la conseil kenn du la may fukk nga jël lépp maire bu la mayee daal da ngay jël leen li xam ne lii da nga ko bokk boo gisee lu jaadu defal bu jaadul nga bàyyi. man damay def lotissement 14 hectares là. mais coowu suuf yi nga xam ne maanaam moom la ñuy dégg Dakar mais yi nga xam ne dañ koy dégg tamit ci région yeeg yooyu ak àll bi baykat yi rëy gi muy rëy mbaa yow moom sa foofu noonu amul ay jafe-jafe. dëgg man la lotissement man 14 hectares la te ay kër laa am. ay kër la. amul ay nit yoo xam ne dañ la cee song. ne lotissement yi ni nga ko defee du yoon. si dégg nañ fi coow li waaw waroo dagg suuf si. ma ne man dama am lotissement autorisé par l'État du Sénégal def naa tout le circuit am sama niveau am sama autorisation mekeek man ma téye man dagguma joxuma nit joxuma promoteur ay kër laay dagg. pour fu nit ñi dëkk. pour nit ñi dëkk. attribution bi léegi nan lay demee. non attribution ba doo leen ko joxati seen i militants yi loolu lañ leen di tuumaal chaque jour yéen maire yi. non man ñëpp samay militant la. dëkk ba yëpp. commune bi bépp samay militant la ndax maa ngi ñoom ñoo bokk commune bi man une fois maire yi awuma xaaj awuma seen. xam nga opposition ak pouvoir déedéet ku ko mérito rek ku ko soxla ku def demande rek dañ koy teg. commission man donc néewuma ci ñeneen ñoo ci ne ñooy toog xool li ko yeneen jox leen ci amul ma sàmb amul ma demb amul parti pris. mais avant président de la république di wax lii ci wàllum 50 hectares yi fas yéene koo jaglelee commandement territorial bi. waxoon nañ fi tamit lu jëm nag ci mbirum suuf ba léegi nii problème yi maanaam ni ñu bëree ak ñu leen ciy tudd di leen ci tudd di leen tudd chaque jour. waaw parce que tey xam nga boo dee xool maire boo dëkk yéen communes yi amoo lu dul suuf avec recette yéen maire noo ko defee parce que frais de bornage ci nga am ay recette parce que boo jëlee commune mel ni Pekes recette dooleem bëriwul soxla yi bëri na bëgg-bëgg yi bëri na mais foo koy jëlee amoo partenaire buy ñëw stratégie nga mën a def morcellement def nañ frais de bornage 30 000 francs la nga déposé ko ñëw dem trésor ñu jox la si quittance nga téye kon loolu moo taxal maire yi dugg ci wala nga gis benn promoteur mu nax la parce que maire yu bëri dans par exemple tey dinaa la wax ni la Tigo ak Sonatel bu démb doon tey non kenn du leen affecté suuf si am Pekes dañ leen koy loué mais dañ leen ko affecté. xanaa boobu ñëwagoo. non boobu ñëwagul boobu bien avant gars yi fi nekkoon sax booba épargné wuñ carrément ci affaire bi moo tax dañ ñëw rek ñu affecté leen ko léegi patente nga ci mën a fayu te da ngay daw ba sonn mais bu fekkee nag da nga leen ko loué chaque fin de mois dañ lay fay. mais est-ce que yéen loi may na leen ngeen di jaay suuf parce que léegi-léegi ma dégg ñu ne maire bi moo jaay suñu poste bi nekkoon fii douze public bi fii mu nekkoon maire bee ko jaay. maire jaay non yow maire mu jaayul suuf. non maire jaayul suuf. yow kay neel jaayoo suuf. non maire jaayul suuf. non neel jaayoo suuf. waaw juridiquement laa lay wax. waaw maire mënul jaay suuf maire mënut a tëb jaay suuf. waaw loolu ngay wax. maye suuf sax maire mënu ko. conseil municipal ñooy toog délibéré maire amul baat maire organe exécutant la organe délibérant moo am baat mooy dogal ni la jëfeel te ni la bala nga koo jëfee il faut ki fi nekk état bi ne waaw. mooy le préfet présenté dara mu approuvé. ñu la boo ci pare il faut commission am commission bi ñan ñoo ko composé ñooñu ñëpp ay toog pour mën a doy suuf si dañoo yem maire yi rek. dañoo yem maire yi. maire seen wax donc rek mais xoolal fi mu jaar conseil municipal ñun Pekes 46 ñooy toog ni la waaw ñu la déedéet mais bala nga ñu wax aussi état bi da ci am càmbar da koy téye tat bu ko neex. yéen yëpp maire yi yéen maire yi ñaata yoon lañ leen tuumaal fii. waaw mais lu mooy li ma la wax rek parce que maire bi mooy fés mooy gàddu c'est le représentant de la commune fu ne moo fay wuy ji mais ci gën maire mënut a tëb dogal dans entre son bureau mu dogal mënul ne
il faut conseil municipal day dogal mu exécuter. waaw non benn yi ñuy yóbbu ci yoon ba di leen daan jarul ma lay tuddal ay mais am na benn maire bu nekk ci côté maire bu yóbbu ci yoon daan la yaa jéggi sax mais maire bu tegu ci yoon bu suuf si wëlbatiku man yóbbu nañ ma fu ne dem nañ ma tribunal dem naa DSCOS fu ma dem samay kër laay teg délibéré la jox naa sous-préfet dem naa ministère de l'urbanisme dem naa urbanisme jox na sama autorisation mi ngi nii plan yaa ngi nii c'est approuvé. d'accord mais seen kuréel gii nag moom lan mooy njariñ la fi mu ne nii. non am ngeen kuréel goo xam ne njabootu maire yëpp a ci ne rakku président de la république nekk njiit la. waaw kuréel googu de dañ ne woon mooy association des maires du Sénégal. waaw Alioune Sall ko jiite. waaye li ñu ko doon xaare muy taxaw assistance ak ndimbal maire yi des na. dinaa jox benn exemple rek cas Pekes laa lay wax tey ñun am nañ benn chèque trésor ak Sénélec xam nga TCO day fay commune yi chaque année. dinaa taxe communale fay na ko 2018 2019 la ko fay 1 an et demi maa ngi ciy topp parce que chèque dafa réer ba léegi fayu nu ko jotuñu ci. ana kuréel gi moom lu ci taxawaay. jox naa mbay jonn de mën ma dëndal waa trésor depuis 1 an et demi loo tax ma ne image ñun maire peut-être que tëggee nii noonu lañ koy def mais imaginer ñu ne Alioune Sall lañ ameel TCO ñu chèque bi daal di dans 24 heures 48 heures mu réglé. lu tax ndax moo jiite kuréel. parce que am na fu mu fa mën naa jël téléphone wala directeur de la Sénélec mën na jël téléphone wala directeur du trésor ñu réglé problème ñun depuis 1 an et demi bind nañ def nañ opposition réclamé nañ débb nañ kayit yëpp ba léegi amul kenn luñ ci wax lu dul barki dem bi ma la daf de la Sénélec dan ma trésor nee na il faut ñu signer ko date ba mu nekkoon waaw mais l'actuel DG de la Sénélec lu muy signé benn chèque bu 2018 wala 2019 alors qu'il n'était pas encore DG bu ñu bëggee jàppale collectivité nañ leen jàppale d'une manière la plus simple. yooyu lan waaw yéen tam nañu jàppale seen bopp moo tax ma ne yéen seen kuréel gi lan lay jariñ. non kuréel gi dafa am bureau. loo man mooy jël sa mënoo xeex ak ñoom mënoo def lu wax leen xam naa tel problème ñu war a assister defuñu ko on ne voit pas on ne sent pas on ne sent pas. sentir na AMS. déedéet man de en ma qualité personnel de maire de Pekes. sentir AMS. sentir loo ko. déedéet. d'accord waaw ñu des ci wàllum maire ak élection yi ba léegi ne nag. waaw at bii ñu koy ak ñi ñenn ñi jàpp ne yéen da ngeen a nekk dans l'illégalité loolu en tant que maire xaw leen a gêné yéen. gêné wu ñu de. gêné wu leen man gêné wu ma. yéen seen mandat jeexul. waaw. léegi ngeen toog noonu. waaw. loolu gêné wu leen. déedéet. war nañ tëgg élection yi wala waruñ ko. nañ ko tëgg bu subaa. ah dañu wax ne yenn maire yi bëri boo gisee ñu d'accord ci dañoo parewul xanaa. non man yow da ngaa pare dama ni la man pare man laa la wax. waaw xaw ma kuy gañ waaye nañ tëgg élection yi bu subaa bu leen neexee 1er janvier 2020. 2021 nañ ko tëgg. da nga bokk ci ñuy d'accord ñu tëgg ko. man d'accord naa ñu tëgg ko parce que xam nga lu tax toujours maire yi ñoom Sénégal dañoo yàpp maire yi tëgg ñoo population bi leen fa teg du dëgg. ñu amoon un mandat beneen population bi jeex na. waaw dafa nag rek ñu amoon mandat de 5 ans jeex na depuis juin 2019. waaw dafa nag mais l'état central. waaw ba léegi moom peut-être il a ses raisons moo tax mënagul organisation mais man bu na fekkee partiellement man ma xëy ma dama organisation élection Pekes. non dama ne yow da nga d'accord ñu organiser élection yi 2021 parce que républicain nga da nga bëgg ñu respecter calendrier électoral bi wala yow maanaam da nga ne politiquement yow da nga pare. politique pare naa politiquement républicain maire ak lépp man pare na xam nga lu tax man dañ ma faa tegoon di ma sant liggéey damay dem ci population yi ñu sanctionné positivement ou négativement parce que ñoo ma ko dénkoon dinaa demaat ni leen 5 ans maa ngi fi yéene gi maa ngi am na lu ma fi ak lu ma fi def. gars yi nee nañ ki nga gagné woon da nga koo bett de ancien DG wu Sénélec di Pape Dieng moom nga doon xëccool Pekes est-ce que bii yoon dina mel comme ne meloon. ci la élection bii di ñëw ni xalaatoo mu metti dañ ne Jibril Mbaye dafa bett gars yi. nga ko ma bett. nga yor bettoo leen. yow yaa yor PCR maa nekk vice-président lu ma lay bette yow yaa yor say dogal yaa doon PCR yor directeur Sénélec lu lay bett. ah ñenn ñi dañoo jàpp ne sa waay da ngaa bett gars yi mais bii di ñëw ne est-ce que duñ la pareel. non nu bett gi laa xamul lan la yow jox na la mandat yaa ngi liggéey man de li ma mën a waat laa lay assuré fii Sénélec boo ko divisé par 1000 jox ma genn wàll gi ma yor Pekes bu ma gagné ma ba. nga bàyyi politique ma démissionné. ah bon maa la wax lii. dama ni la Pekes dem fa tey dinaa la wax ni la. waaw 1972 réforme bi. waaw ak 2014 compilé PC dafa jàll ma gagné leen ma raw leen ci réalisation 1972 laa wax ba 2014 gii ma ñëwee
d'accord boo jëlee sama 5 ans yi ak seen comme 30 ans la. waaw ma gagné leen. yow moom yow wóolu nga sa bopp léegi wàllum inondation yaa ngi dégg coow li ren gis nga ñëpp teg nañ ci seen bët mbënn mi ni mu mel daal ak liñ ci def ci ay milliards coow li bari na léegi nag ñenn ñi dañu jàpp ne nag waxtu wi dafa jot nag ngir ñu def nag audit nag non c'est très normal audit suivi évaluation c'est trop normal état loolu la war di doxee loolu war di dundee. mais lu tax mu yéex kon non xam nga tey président ñu bare nga koy song non moom d'accord parce que moom muy déterminé waaye ñi exécuté ay ordre lay joxe waa suivi boobu nag la waroon di def bañ a am kenn ci confiance. mais ñooñu war a n'exclut pas le contrôle. waaw ñooñu nga xam ne ñoo war a exécuté bu ñu exécuté wul yow nga bàyyi leen lu toll ak juróom-ñetti at loolu est-ce que yow tam nekkoo complice non loolu mooy problème bi du question complice xam nga tey mën la indil rapport waaw ni la non fii nii la demee fii nii la demee fii nii la demee nga am ci confiance ni ok or yàlla si mën na taw tey wàññi ndoxam déwénee mu taw leneen wala mu indi parce que tey bi mu tawee lii mu taw nii léegi il faut reconnaître que nag li mu taw ci samedi boobu waaw non musu ko taw ci samedi loolu du ay excuse waaw dama lay wax dañ leen dénk réew jox leen ay moyens ngeen war di fàggandiku daañu dajul suuf ndar xëyul sotti mënoo xëy taxañ réew mi defar ko mu mel ni panal mënoo ko def panal ci juróom-ñetti at te yow yaa waxoon nit ñi ne leen bu ma ñëwee léegi li déglul li mu wax ana promesse électorale waaw non nee ma da nga naa ma am na fa noonu doon taawatul waaw non man waxuma ne taataa bi defu ci dara dama ne bu leen wax ne daanu dajul suuf ndax léegi da ngeen fi fekkoon benn inondation ci jamonoy Ablaye Wade ngeen ne boo leen ñëwee di ngeen teg benn programme décennal fukki at ak ñaari at moom moo ci des nit ñaa ngi ci biir ndox mi ba léegi nii la ngeen bëgg ñoo indi laan daanu dajul suuf problème bi fan la nekk Kër Massar Kër Massar kese la moo fi am problème bu ñuy wax Thiès amul woon ndox non Thiès ndox mi day dem Kaolack amul woon ndox day dem non waxuma ne loolu mais dama lay la ndox mu dëju laa la wax ndox mu dëju ab bëccëgu lum buy taw nag ndox mi foo mu taa buy taw waaw benn machine du tàkk da ngay xaar ba mu siwét machine soo ko tàkk mu ko évaluer monsieur le maire am na ay gox yoo xam ne ñu ngi fii ci Sénégal njaay gii waaw buy taa ndox mi day dem non dama boo demee Europe waaw bërëb yoo xam ne bu ndox mi taw lu mu fort ndox mi day dem mais bul ne kay il faut ñu tax non kaay wax ndox mi day wan na oto yi ñu toog a toog ba mu sewet ba pare buy taw benn système de deg dañ foo mu xaar ba sewet ndox mi mën a évacuer dem le temps il faut nu may ndox mi xam nga instant ak taa bokkul de yéen li ngeen ñuy wax ñi dalul xel dara non dal na xel Kër Massar a ngi nii ndox maa ngi fi ba léegi ni la waaw solution dina am askan wi daal ñoom ñoo fay toog sur 19 quartiers 19 yëpp ne ci ndox non dana deñ Alaaji Pategee boobu ba léegi ñu ngi toog ne mën naa la assurer leen yàlla nañ fekk wax déwén waxuñu déwén ren lañu wax nii non xam nga ne li daal national moom dal na suñu kaw waaye déglu ma rek waaw dañuy accepté ni dal na suñu kaw waaw man nanu waaw mais nag dinañu yee kon yéen juróom-ñetti at du leen yee non fan nekkoon waaw mais foofu faj nañ ko mais boo xoolee ay Dalifort rek ay fii nu lay wax ay RTS ak ay lenn foofu taawatul da nga naan xëj na ndox mi dafa dul toog non dafa ba at ma fekkaat ko fa dafa taawatul Ahmed da nga d'accord nag boo nii lee bon naat da nga nangu ni lii président def lii baax na dayit waxuma ne président deful dara lu baax non wax ni da nga lekk ni comme Kër Massar am na problème d'accord nan parce que problème la yaakaaroon ni du àgg foofu moom àgg na fa mais dina jëlee mesure dégg naa ñu président daa dem Kër Massar demul ci ndox mi deful mais kuy xaar président muy xuus ci ndox lu tax du fa xuus te bu ñuy campagne di xuus ci ndox mi non campagne kenn xuus ci ndoxum campagne yow ñaata candidat nga gis yi ñuy xuus ci biir ndox yi waaw déglu sol seeni bot waaw déglu lu wax la président ñeewante comme ñeewante population tax na du dugg ci population di leen xool ñeewante parce que da nga gis ni xam nga tey mën nga kuy politique bu ko exploité def gis nga inondation kenn waru ko politiser kan moo ko politiser ña fay dem di wax ak di génn non xanaa kon président da koy politiser demu fa ko non moom ba fa demu fa dafa dem ñëw ni leen massa gis naa li leen dal naa ci jël solution kan la mastaw population bi président dafa jaar sax fu population bi nekk mais dem na Kër Massar li ngeen bëgg du ko def président du leen xuusal ci ndox mais dem na constaté ne gis na ndox mi lii léegi moom dina jël solution yu koy faj gis nga ku mën a jëf doo wax président jëf la amee ñoom day jëf te dina jëf léegi 750 milliards defalul inondation nga dem naan da leen dig ab enveloppe 10 milliards déglul 750 milliards déggul li ñu la ci wax léegi techniciens yi li ñu la ci wax techniciens yi lan temps lañ ci def des na temps lañ ci génne des na temps juróom-ñetti at waaw bañ ko lancé ak léegi waaw juróom-ñetti at waaw ba léegi ñu nekk ci biir ndox mi budget la de on parle de budget la de da ngay wuti fee dajale waaw est-ce que dajaloo na pour loolu Sénégal am na 750 milliards xam ni fee la teg mu koy génne xanaa kon éducation bi dox
xanaa ko santé du dox. d'accord léegi monsieur le maire. mbas mi nan nga ko gisee. mbas mi mbas la mu ni ko lu ndogalu yàlla indi moom jaam yi moo toog jëmm jamono mu ni dinaa wàcce lii ci kaw jaam yi. won leen ni leen nag man ak parce que boo xoolee ñi gën a ne yaakaar ñu ëpp doole ci àdduna ñoom la di ko daane muy pays Europe Amérique yaakaar ni ñoom bu wen ñaawee sax mën na ko maîtriser lu ndaw ñëw jaaxal leen ba faagaagal leen nun nag sunu ngëm sunu koraa moo ñu dimbali ban fii ñu àgg fa parce que Sénégal bu demee ba jël 2e dans le monde loolu ndam la gestion bi nag lu leen ñu ngi ko ci wax mais réew mu ne aussi da nga xool ses capacités et ses réalités ceeb bi bu ne ceeb mais attention xiif moo raw corona mën naa ñëw 14 jours de xiif mënu ànd ak moom 14 jours 72 jours bu lakkul faatu kon solution la amaa nañ ko amélioré d'accord na parce que xam nga lu gën a yomb amet mooy toog nit jaar gauche nga ko non droite nga war a jaar dafa waaye noonu ngeen doon def avant ngeen a falu noonu ngeen doon def avant ngeen a falu déedéet non monsieur le maire da ngeen doon gis nga opposition da ngay saf yàpp wala nga saf jën déedéet ñoom dañu opposé wu yéen daal yéen xam nga yéen seen jat leen la yéen bëggoo leen kenn ku leen opposé wu mais loolu mën na ne kay man et puis loolu da leen defaral sax opposition dafa baax sax ci réew waaw pourquoi léegi bëggoo leen yéen kenn opposé wu da lay yokk jom da lay yokk nga gën a moytu du leen du tax ngeen di moytu accepté nañ ko non yéen ñoom bu ñu waxee ci ceeb bi wax ci inondation yi ngeen dañ koy politiser dañuy politique mais li ñuy def waaw mais tey par exemple bu jëlu ceeb jox réew mi nga naan non war a joxum ceeb moo lu muy joxe yow loo joxe ñoom dara leen wër ci population dara waru leen ñoom lu ñu toog di seetaan li leen war ñu ngi koy def mooy di alerter loolu def dañuy alerter yéen lañ dénk askan wi déedéet xam nga Ahmed non monsieur le maire xam nga dama ne tudd nga fi léegi nii ay directeur ñooñu dénkuñ leen Pekes même bu dee ay doomu Pekes lañ yow lañ jël Pekes ne la Jibril ba nga ne mbay ñu ne la dénk nañ la askan wi bis ma woo leen de waaw yow ma ni yow lañ dénk nit ñi waaw bis déedéet waaw man léegi bu ma romboon Pekes waa Pekes nuñ may toppee te yow nga ne fa yow lañ dénk nit ña d'accord Macky Sall lañ dénk opposition bi kenn dénku leen réew mi de waaw waaye dañoo soxla réew mi waaw soxla nañu ko waaw kon war nañ ci def ak a wax dañuy mais bu ñu am ci def bu ñu am ci wax dañuy def ak a wax mais bu ndaw amee nga dem problème génnee nga dem ni protocole naa réew mi lii réew mi te yow dara xamee tulu ko ci réew mi loo def lii loolu xamee wuñ leen dara ci réew mi li ñu def opposition bi waaw loolu def d'accord léegi wàllum question politique xam naa nag yéen moom dañ leen koy tere sax waaye dañ leen ko laaj léegi wàllum 3e mandat wu Macky Sall moom coow jërul tere jërul daw boo ma laaj ma wax ci sama xalaat sa xalaat ci 3e mandat bi waaw gis nga Macky Sall du teg boppam parti la yor day dem congrès mais est-ce que parti bi moo leen ne Macky Sall lay investir parti bi wax ko kenn Macky kay bu bëggee ma non déedéet parti mën naa dem ni ko investir wul la keneen leen investir benn ñaar déglu tuuti ma wax la Sénégal ku ne cour constitutionnel nga ku ne juge nga ku ne magistrat nga bu football bi ñëwee ku ne entraîneur nga bu loolu ñëwee ku ne expert nga ca am na ñun ko dénk nañ leen wóolu teg leen ci gis nga déglul damaa bëgg réew mi li leen Macky Sall lebaloon nu fay ko xam nga lu mu leen lebaloon waaw bi ne Ablaye Wade du doon candidat conseil constitutionnel ne ko candidat nga da leen ne man wuti naa loolu na ko réew mi fay moom bu demoon ba Macky sax ni candidat la nan déglu conseil constitutionnel bu ne ko ok waaye na ko réew mi fay lim leen lebaloon yemul ca de yemul ca dem naa de daa dem wuti ko déet yemul ca wuti na xeex na déedéet da doon bañ mais keroog bi mu leen nee monsieur le maire déglul monsieur le maire waaw déglu dama ne Macky Sall laa la wax président Macky Sall xeex na waay non da doon bañ ak réew mi mais bi yoon dikkee daa nangu yoon de wuti na xeex na laa wax daw mooy xeex bi waaw wuti na xeex na loolu laa la wax obligé di curpi moom daa dugg réew mi waaye ma ne fii la nekkoon ak ñoom di curpi waaw mais bi conseil constitutionnel waxee ñoom daal dem waaw ni leen nag comme yoon dikk na mënu ma ci dara du ma xeex du ma xuloo du ma toj réew mi dañ ko bokk daal di dem non li mu doon wër yëpp di daggan kaddu askan wi tam teewul ma ngi doon xeex de parce que fu opposition bi woote woon dem na hôtel teeru bi place gis nga réew mi buñ ko taalee ñooy ñàkk kan moo koy taal dëgg population bi wax rek bu kenn nit non kan moo koy taal dafa nag rek opposition bi Macky Sall àndaloon ñoom li ñu def ci réew mi ñii dañ ko def déglu ma rek nañ waxante dëgg gis nga 2012 waaw ñii si ñàkk suñu bakkan waaw anamu tey koo ci déggaat
seeni famille ñooy perte. ñeen àndale la ngi lijjanti nu gisee ak Macky ci suuf. ah bon. ci suuf di ngi lijjanti nu leen Macky commencé di paat daka paasante ka def lu ne ngir Macky woo leen. lan li opposition dafa opposition métti dafa maa lox li dafa tar. waaw Ahmed. opposition bii seen train de vie ku nekk opposition attanoo. kon ñu ngi gisante ak Macky. waaye ci suuf waay gis nañ ne bëgg a rey Macky nga naan fii la xar ja du suuf set ñu ñaan Macky ndimbal. kan ak kan. waaye ñëpp. ah déet bul na ñëpp kat. ñëpp koo ci yaakaar mi ngi gis mi ngi pàddan mi ngi piis Macky. am na ñoo xam ne kay piisuñu ko. waaw ci nga li nga yaakaar rek. ah bon. li nga yaakaar rek. li nga yaakaar Ahmed. mais yow xam nga sànq wax nga ci ay affaire élection. waaw ma ne la yow da nga bëgg ñu organiser élection yi parce que républicain nga. dama ni la man daal bu ma doon waaw non moom laa lay expliquer affaire mandat troisième mandat bi foofu laa bëgg ñëw ak yow dama ne. dama bëgg yow nga wax en tant que républicain moo tax ma lay laaj. waaw waxuma ay militant wu wala coalition présidentielle bii ngeen bokk. dégg nga Djibril Mbaye yow en tant que sénégalais loolu neex na dégg wala neexul dégg troisième mandat wu Macky Sall. loolu laa la laaj. doo ma ci laaj mais nga naan ma nga ma ci laaj. waaw d'accord nga ci waaw wala déet. ñaar laa ciy déglu. koo ciy déglu. ñaar mooy kan ak kan. Macky Sall. waaw ak conseil constitutionnel. loolu lañ ciy déglu. loolu laa déglu yow xanaa amu ci sa xalaat. non dama ni man Macky laay jàppale. waaw man ki ngay jàppale dafa tee nga dama ko jiitu. dama koy déglu. déglu conseil constitutionnel lu mu wax. yéen daal man troisième mandat bi ku ma laaj ma tontu la. jërul daw man Macky laay ciy déglu Macky gënuñu ko doon sénégalais gënuñu ko bëgg réew mi lim def ci réew mi kenn defu ko fi wax dee bari rek. kenn defu dañ koo yab xam nga Macky lu mu ñàkk. politicien kenn du ko dar da nga koy darale. ñu ko daralee lay manqué. loolu la amul dañ koo dar Macky fa mu yem fa la yëfam yem. vulgariser woon ay réalisation déedéet ku ci ne sa bopp nga tal. ah loolu. boo demee ci gox-goxaat yi. waaw dañuy xëccoo ngir sa man mais xëccoo yaatu lu ngir Macky Sall. Macky loolooy catam da liggéey na ba dee créé na ba sonn lu ne indi na ko mais gars yi lu mu indi ku ne gàddu ko mais buñ ko bokkoon lépp bëgg ko yëkkandoo dina dem. yow da nga jàpp ne kon Macky daal kontaanul ci ay ñoñam. waaw kontaan nañ ci. am na benn journal L'Observateur tey de bind na ko ne secrétariat exécutif national da leen doon waas ñun ñi nga xam ne ay kët geen lan danoo sori jotuwuñ ci moom. xam na ni ñi ko leen ñi dex diggante kontaan nuñ ci parce que koo ci woo du la jël koo ci bil message du la jël te pourtant buñ xalaatee avant 2014 ñun woowuñu leen. ñoom ñoo leen doon woo. avant 2012 woowuñu leen dama bëgg avant 2012 yoruñu yëfi réew mi kenn xamu leen woon ren nag bi nga yoree yëfi réew mi ci la waa réew mi woo soxla la nga ni doo leen wuyu lu tax moo ko doon ko jëndoo ko dan la koo dénk ngir askan wi. kon yéen da ngeen di bëgg a jot ci Macky mu tëleen. yéen maire yi ticc yéen maire yi. ticc waaye waxuma la Macky sax dafa sori waxuma ministre yi rek. ministre yi en tant que maire. waaye yow da xoolal man woo ministre lay liggéey ak bind message kenn du la tontu. ah déet mais président buy ñëw ci seeni région léegi nu muy demee. ah non xam nga nag Kajoor. yéen en tant que maire yi xanaa yéen kay yéenay def ak ay béy yooyu. non di nga ko ak bu dee ñëw moom da koo gis mais des fois nga am soxla soo xam ni war nga échanger ak benn ministre benn directeur du lu wuyu ne serait-ce que benn mot rek yow nga avancé message nga koy bind mu mën laa tontu du ko tontu nga koy woo du la jël. Ahmed loolu moom doy na waar di. Kajoor noonu laa la wax dañoo tuumarankee. Kajoor. Kajoor laa la wax. ana seeni ministre ak seeni DG. añ nga fa xanaa. mbas mi. waaw. ku ne dimbali nga sam gox. Mame Thierno Dieng laa fa gis. ancien ministre l'actuel directeur. hôpital principal. ba tey mi ngi jàppale nii ba tey laa wax. Mame Thierno Dieng. Mame Thierno Dieng ba tey. yéen ministre ngeen am. man yéen ministre man xaw ma leen. seetal ministre yi ma dëkk. ana seen DG. xaw na nga fa dama la ni man daal Mame Thierno Dieng laa la wax. Kajoor gi Louga la am Thiès. gis naa ko non Thiès la. Fama Ibrahima Silla le colonel Fama Silla bii moom ma nga ci assistance ba. yéen région de Thiès li ngeen yor ci ay ndomba tànk nga ne Kajoor laa wax Mame Thierno Dieng lan gis ak Fama Ibrahima Silla laa wax man ñii de laa man laa gis man maire fekke te man 72 24 sur 24 maa nga fekke ñoom de laa fa gis ñuy assister nii di dimbali nii di jàppale nii di toppatoo nii. kon Covid li daal ndimbal gi yéen gisoo leen daanaka gaa yi nguur gi. li état jox daal leen gis leneen fa ku dul Mame Thierno Famara man gisuma. waaye déedéet waaye yow it. man maa ko wax. région de Thiès rëy na de sëñ bi. non man daal est-ce que ne woon da ngaa yëgul. mën naa ne waaye joxam ceeb moom bu ma ko yëgul même bu jaasi ma ne boo ko joxee nit ma yëg ko. mais est-ce que nekkul ne tamit yow da ngay defante ak ñoom foofu. parce que léegi-léegi dañ lay gis tu as le sang chaud. non du chaud mu man dëgg la yow. song président
maire les association des maires du Sénégal. association dama ca jàkkaarloog direct membre laa ca. membre nga ca boo naqaree dara nag mbaa gars yi dinañ la kii. non kenn ay sentiment kenn ci institution administration on le gère pas par des sentiments dëgg leen koy gérer dama la ne Kajoor laa la bëgg wax ni la noonu. tali bu baax amuñu ko. dem Mekke Aacil Maxa 40 kilomètres yi jéggi siraat la. neel benn amuñu lycée. dem Mekke boo génnee Mekke 8 collectivités locales yi Koul Mérina Dakhar Pekes Ngandiouf Mbayeen Ñaaxeen Cilmaxa amuñu jàngukaay bu baax amuñu fajukaay bu baax. gis nga projet yi ñuy wax PUDC dañ koy dégg. Prodac kenn ëpp na àll am na ni tool amuñu dak amuñu dara. Kajoor doo fa dégg dak mais xanaa loolu doo ma ne président yëgu ko xanaa. moo tax ma di ko wax. mais yow li ngay wax ni garaaw Promoville waaw amuñu ko. Purement taxuñu ko jox parce que accès frontière la. dinaa wax tey lycée Pekes fukki classe ak juróom la manqué. fukki classe ak juróom la manqué. dama la wax 2004 ak léegi. ñaata classe muy régime Ablaye Wade ak régime Macky kenn tabaxul ci commune bu Pekes. tey lycée ba population bi ñoo fay tabax élection yi kii ragal examen yi passé bac am na 75% am na 9 mentions 8 mentions A bien ak benn mention bien population ko góorgóorlu ñoo góorgóorlu BFM am na 55% population yi kese ñoo fi la góorgóorlu waaye état bu ñëw jàpp ci loolu ñi nga xam ne dañ faa ne di politique wala yàlla dénk leen dara du ñëw jàpp ci loolu ñu nekk Ndakaar gi di buuxantee ak xat-xatloo ak a cokkasuk fee la safee ku mën dara da nga koy def fa nga dëkk mais ñëw ci Ndakaaru gii di jaay maanaa di def maa TV ay gis leen xam nga tey dama la ni tey bu école bi manqué fukki classe juróom bu la waxoon di génne Pekes ci cadre ni fii nga giij taar sa gémmiñ duñ fa teg seen tànk duñ fa gis duñu gestu xanaa tabaski ñëw ko ne am sa famille jox ko juróomi junni wala ñaari junni mais li askan wi bokk ñu war cee dimbali nit ñi parce que commune bi compétence bi CM bi di compétence transférée c'est de la CIE à la terminale man maa nga fay tabax ñetti salle de classe man mais lu tax keneen mënut a ñëw def la keneen mënut a ñëw def la Modou Mouri mel nañu benn salle de classe parce que mais ñii man dara waaw mais xam nga tey maa ànd ak Macky Sall maa far ak Macky Sall maa bëgg Macky Sall daa war a feeñ saw askan. waaw fa nga dëkk de. maa jëlee lii ci président indi ko fa doo ko fa gis ku ko fa def wax jee bari waaye lii président maa ko xeexal Pekes ci président amul. mais yow lii ngay wax nii est-ce que askan wa ca Pekes xam nañ ko. ñoo ma ko gën a xam boo demee laajee ko ni wax la ko man maa ngi ci 22 salles de classe yu ma tabax. waaw léegi kon Macky moom nan lay defee gagné foofu moom. non nit ñee ko bëgg xam nga olof yaa dafa wax. bëgg buur bëgg laa ko gën ñun dañoo bëgg buur. loolu nu dal. man 2004 bi may ñëw ci maire bi ànduma ak président mais comme gis naa ni mi ngi góorgóorlu mi ngi ñafe bëgg na lu baax man ni naa ñëw ndax Pekes soqale ko ci. ah kon yow ba ngay ñëw ca mairie ba yow ñoom nga jàkkaarloo. waaw gagné leen. waaw. ah bon ah yaa ko wax fii directeur xaw ma lan. ah déet dama foog ne yéen ñëpp kay na bokk coalition bi rek bu ko defee ngeen dem ca. bokkuñu ko daa dem ànd ak dooleem ak léppam noonu bi ñu def élection amuñu xam nga lu tuddoon kalandoo leen doon benn ci kanam ñett ci ginnaaw. moom ngeen benn ci kanam ñett ci ginnaaw. ay oto. sare sax amuñu ko kalandoo leen daan luwee dafa am benn booy wax mécanicien laa la mooy liggéey ba wàcc jël otoom def ci carburant ni ma nan dem. ngeen dugg ci dëkk bi. wallahi booy bu ndaw day liggéey mécanicien yor otoom bu wàccee def ci carburant ni ma nan dem. ñoom ñu yor ay 4x4. ñu yor 4x4 yu bees fuuy bonde ko 10 teel bu ñu wàccee séddu xaalis noonu duñu añ reer duñu ndékki mais yàllaay fal ah. nga daal di gañe mooy fal. li mu xoolal moo tax li xoolal du ma ci tiit du ma ci ragal du ma ci def dara parce que lu ma ci war a tiitee rek gis naa ko tiw yàlla fal ma. moo tax bi yoon nga amaat confiance. non confiance bi ma am mooy ab julli laa daal dénk nañ ma population bi ñoo moom seen yëf man xëccoowuma boo xam ne bu ñu ko jëlaatee ma sant leen gërëm leen ci loxo laa ko jëlee dina dem ci loxo waaye du ma daw nag du ma daay. mais candidat nga quand même. bis incha allah. candidat waat. ma ni dama ni la waaye boo liggéeyee doo dem jébal leen lay liggéey ñu la baax na wala bon na sanctionné la da lay sanctionné positivement wala négativement dinaa dem booy yéen a ma joxoon nga 5 ans. waaye dem nga fa kat dem nga ca mouvance présidentielle ba de. dem nga xam nga loo fay wuti. déet defal naa nga mais ñoom nag xam nga ñoom nag ñoo naan diw mooy suñ candidat diw mooy léegi président de la république bu ne léegi diw Pekes. moom la fa tànn parti moom la tànn nga def na. Ahmed kenn du sa tëb kàmm ci yëggoo ci ba booba
kàmb kenn du ko tëb ci yëggu ci. ah déet da ngaa bokk ci xam nga discipline de parti day am. waaw bokk nga ci benn kuréel. waaw kilifa ga. ne Pekes lii laa fa bëgg ku dul yow. léegi nooy def da ngay doon candidat. dama ni yeggaguñ ci. ba booba xam nga tey mag yi. président falul maire population bay fal maire. tànn nay candidat nu duma leen. moo tax ma ne la bu la tànnul nag yow. bii non déedéet dama ni waaye loolu amul solo. ah loolu yeggaguñ ca ok d' accord kay. d' accord lan la nekk ba yegg ci kàmb gi. d' accord kon monsieur le maire kon ñu ngi lay gërëm di la sant. waaw sant nañ la bu wér. waaw maa ngi leen di sant di rafetlu di leen féliciter encourager ci seen émission bi parce que émission bu ñu suivre partout. dina dimbali et puis nii ngeen def génne maire yi nga xam ne ay ci àll bi leen ne dans l' intérieur du Sénégal ñëw ñu indi dina dimbali président ndax mu xam ni liñ koy wax. ak li am. comme yàlla ak d' accord mu nekkoon seen émission seen jotaay tey nag ñu ko doon seq ak monsieur le maire le premier magistrat commune Pekes di Djibril Mbaye di leen jox kon dig daje ci beneen numéro incha allah.